santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaw di dellu siwaat rek comme d'habitude comme xol yi dañoo fees faw ñuy wax ndax bu ñu waxul day metti day diis lool ci ñun donc ji ngi leen di nuyu yéen ñëpp bàyyi ñu kenn di wax ak borom xel yi ak les Sénégalais yi nga xam ne ils sont désintéressés amuñu parti pris maanaam faruñu fenn faruñu gauche faruñu droite ils sont au centre, ce sont les vrais arbitres. démb ba tey dama nekk ci sama gëstu di lire les commentaires les vidéos di def confrontation entre li nga xam ne moom la ñu wax réaction sénégalais yi ak réaction kiñ ne cette supposé propriétaire de salon de massage ñu gis benn discours bi mu def maanaam wax ji mu wax dafa bëri ay incohérence maanaam nit bu fekkee li muy wax dafa bir te wóor ci moom wax bi day facile day dugg ci xel yi tranquillement sans hésitation mais li ma dégg gauche ak droite ak ñi nga xam ne ñi jot a présenté wu nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci bu ñu sañoon le président Ousmane Sonko fii mu yegg si sax du fi yegg si seen réaction opinion sénégalais lambda bi ak divers partis réaction la femme du salon de massage plainte bi ñu bind dama jàpp ni ñi doon tendre piège xëy na dañoo yàkkamti def vitesse précipitation VP la ñuy def vitesse précipitation parce que incohérence yi dafa bari bu fekkoon ne dañ ne Ousmane Sonko dafa ñëw bëccëg la fa ñëw par exemple ay 10 heures ci suba wala 5 heures ci ngoon boobu sax mën nañu def ay doute tuuti mais Ousmane Sonko 22 heures Ousmane Sonko ku ko xam ni muy éviter ak ni muy moytoo ak ni muy defee attention ci am accrochage wala di violer ay règlement nekk kilifa goo xam ne fu mu mës a nekk fu ngeen mës a gis Ousmane Sonko fu ngeen ko mës a gis da ngeen koy gis ak ay nit li ma jaaxal ci waxtaan bi yëpp mooy li ñuy wax yëpp ñoom neewuñ Ousmane Sonko dafa ñëw ak otoom neewuñ ànd naa nit moom daal Ousmane Sonko dong lañ tudd ci discours bi que ni moom rek moo ñëw ci salon maanaam Ousmane Sonko dafa toog këram xëy génn taal otoom moom kese ñëw ba ci salon bi et puis à 10 heures du soir heure couvre-feu luus na de sama gars yi version yi ñu doone yépp amul dara lu ci am bopp am genn parce que Ousmane Sonko ni ma xam du mës a jël guddi gi ay 22 heures heure couvre-feu xam ne gars yi ni ñu koy yàkkamtee loolu Ousmane Sonko buy nelaw moom lay nelawee buy wax moom lay waxee buy dox moom lay doxee buy lekk moom lay lekkaale Ousmane Sonko di génn mukk 22 heures wala muy ne ci àll bi mukk ba 22 heures mu leer ko ne am na possibilité ñu mën koo arrêté ci yoon wi laaj ko fan nga doon dem ndax dangaa violer loi couvre-feu bi te Ousmane Sonko mënu laa wax ne dama doon dem mënu laa dem wax ne dama doon dem assemblée nationale non mënu laa wax ne dama doon dem hôpital yaakaaruma ko ndax bu doon dem hôpital xëy na du dem ci ay salon de massage donc ban autorisation la Ousmane Sonko mën a présenter ba mën a génn 10 heures ci ngoon di mën a circuler di dem ci salon de massage di delluwaat këram sans problème ban autorisation bu légale la mën a présenter foofu benn point la deuxièmement ndaw si dane moom ndaw si mu doon liggéeyal li ko doon liggéeyal yàgg naa am ak moom problème ba mu dàqoon ko waxuñu nag li tax dafa wëlbatiku ne non ndaw si day jël téléphone jàmbur
di vérifier message yi loolu la wax mu dàq ko léegi mu ne waaw ay 1 mois yooyu lay toll mu dellusiwaat léegi ndaw si dama jàppoon ne changé na après nga ne ma dama ko dégg muy wax ak ay nit ne dafa bëgg a tendre piège Ousmane Sonko mais yow ndaw si ngay liggéeyal xanaa lu mu dof xanaa bu demee bay def genre scandale yu mel noonu te bëggul nga xam ko yow xamoo ko yëgoo ko bëggul nga yëg ko du toog ci sa wet xanaa di wax téléphone xanaa du toog ci sa wet di wax ak ay ravisseur que ni moom day tendre piège Ousmane Sonko xanaa kay buñ ko wooyee dina jóg déplacé wu sax am fu mu dem génn kii bi wala mu dem taxaw parce que di ma salon bi ñu wax ne nit mën naa génn ci biti taxaw di wax téléphone xanaa nag ñàkkewul noonu xalaat que ni yow moom bëgg da lay nëbbu li muy def ba pare yow mu toog ci sa wet di wax téléphone ngay dégg li keneen kiy tontu xel dafa baax ñu utiliser ko complot bii ñu bëgg a teg nii amul bopp amul genn jëmul kër même bu fekkee parce que man mënuma gëm ne Ousmane Sonko dana génn ba 22h di dem ci ay salon de massage lan moo ko war a mën a dal lu urgent lu tax mu war a mën a génn 22h di dem ci salon de massage jeex na merci au revoir sur Bodian Ousmane Sonko n'a jamais mis les pieds dans ce salon de massage merci alhamdulilah yàlla na yàlla def loolu rek mooy nekk parce que man mënuma gëm ne Ousmane Sonko dina dem ci ay salon de massage Ousmane Sonko koo xam ne buy sangu ci piscine sax ci moromu góoram sax du simmeeku t-shirt lay sol ak tubéy blouson kuy sangu ci piscine di sol t-shirt ak tubéy blouson ci sa kanamu moromu góor di nga dem ci ay salon de massage ak li ngay woote ci diine ñëpp di la bàkkee diine ngay dem ci salon de massage te yoon ñaari jabar bu fekkoon amoon jabar sax ñu mën a wax nga yoon ñaari jabar bàyyi leen surtout massage bi mu wax ne ndaw si moom massage bi mu expliqué ne non dafay toog nii rek def nii ginnaaw gi dong lañ koy massé mais ginnaaw gi xanaa Ousmane Sonko bu woowee doomam sax te mooy indaale pommade am ndaw si dana moom Ousmane Sonko mooy indaale pommade bi ñu koy massé xanaa loolu Ousmane Sonko lu mu ñàkk ku ko massé ca këram nag xanaa doomam sax bu ko wooyee ne ko masseel ma fii ak pommade bi xanaa mu massé ko nag sëñ bi nag sama gars yi nag vraiment nag lii ñu bëgg a defar nii nag dafa yomb trop c'est très terre à terre dafa yomb trop dafa facile dafa trop facile dafa yomb li ñu bëgg a teg nii dafa yomb amul bopp amul genn Ousmane Sonko ñàkkul ku ko maase xanaa mbëri sécurité boobu muy àndal sax bu leen wooyee ci biir na booy maaseel ma fii xanaa ñooñu kay ku leen gën a mën a maase amul surtout nga ne moom mësta simmeeku day toog rek ñu maaseel ko gannaaw gi mu jóg dem deuxièmement nga ne Ousmane Sonko buy ñëw ci salon bi day muur boppam ba kenn du ko xàmme mais nan la kooku def ba xam ne kon Ousmane Sonko mooy ñëw ci salon bi nga teg ci ne waaw dégg naa ko muy wax man awma ci confiance ma woo benn femme ne ko accompagner ko mu ànd ak moom ci biir mu dàq femme bi yow nga xam ne dàq na femme bi au lieu que nga dem taxaw assister ko déedéet wala nga Ousmane Sonko ñëw nga aviser ko ne ko tey de moom bàyyil ma ñëw taxaw superviser sa kii bi donte da nga ne sa jëkkër moo ne la kii am na lu mu nar parce que mi ngi laaj Ousmane Sonko guddeeg bëccëg non kii Ousmane Ndaw non dégluwuma audio bi nga wax noonu boo ma ko mënee envoyé nga envoyé ma ko li ma déglu rek mooy discours bi femme bi def moom laa déglu mu nekk loo xam ne ni ay incohérence daf cee bari ay tappalee ci bari yu amul bopp amul genn moo ci bari parce que ndaw si dina xam ne Ousmane Sonko autorité li ci dëkk bi nekk ku ñu ràññee ku ñu xam ci dëkk bi ñu di ko tendre piège ci sa biir kii nga ne yow àndoo ci bokkoo ci piège bi ba pare avisé woo ko waxoo ko dara et puis nga ne ñu Ousmane Sonko 22h la fa ñëw 22h mardi mercredi jeudi ndaw si doog a dem porter ji plainte vendredi xaw ma vendredi yaakaar naa vendredi lañ ko yëg vendredi ñu soog koo yëg donc man dama yaakaar ne bu doon am leen preuve tangible jour bi affaire bi amee ci ngeen ni interpeller presse bi dem wax jëli Ousmane Sonko directement mais du ngeen xaar jël seen temps toog ba dernière minute ba ñaari fan après 72 heures ngeen soog a ñëw naan Ousmane Sonko moo def lii moo def la et puis ñaata Ousmane Sonko ñoo am ca Sénégal
kan moo ñu wax ne Ousmane Sonko benn Ousmane Sonko rek moo am biir Sénégal est-ce que amul ku def usurpation de fonction ñëw ne maay Ousmane Sonko fekkul moom comme day muur boppam te nit ñi duñ ko gis kon mën naa nekk ku ne mën naa nekk sax ñi ànd ak ndaw si ñëw muur seen bopp ne maay Ousmane Sonko dugg ci biir def li ñuy def génn ne Ousmane Sonko loolu yëpp mën naa nekk. Donc si j'étais vraiment un commissaire wala commandant à la gendarmerie foo boobu dama naan ndaw si bu ñu fonto jógal fii dama lay dàq ca xaj parce que li ngay wax taxawul et puis nga ne viol bi c'est répétitif da maanaam da ko yàgg a def ndaw si ne non Ousmane Sonko de temps en temps la fiy ñëw xawoon na fii géej incohérence yi dafa bari Ousmane Sonko bu ngeen ko bëggee éliminer da ngeen ñuy utal lu leer man jusqu'à preuve du contraire li ngay wax gëwuma ko il faut nga tegal ma lu wér ci sa table bi pour ma mënuma gëm ni Ousmane Sonko dina dem ci ay salon de massage mënul nekk yow nooy yoree sa ñaari jeeg nag yor say doom xanaa sa doom bu ndaw bi sax man mii sax boo bëggee massé su ma sama jabar nanguta massé mën naa woo sama doom bu jigéen bi nga xam ne 8 ans la am mën na ko kaay massé ma sama fii mais xanaa doo bàyyi ba 22h heure couvre-feu ngay dem ci salon de massage non mais c'est triste quoi Sénégal nag et puis journaliste yi ku nekkee ngal-ngali di jaay expert ak di jaay intelligence di jéem a lëre nit ñi et puis am ay naafeq yoo xam dañuy génn naan non c'est-à-dire man Ousmane Sonko du sama kii mais vraiment lii dafa garaaw mais suñ xamoon ne Ousmane Sonko ci caaxaan bu ñu waxee lii mën nañ koo gëm mais ñëpp àdduna sépp seede nañ ne Ousmane Sonko c'est un homme de droiture nit ku gëm yàlla la ku am diine la te Ousmane Sonko ku du nuyu jigéen ci mbedd di nga dem di massé wu ci ay salon franchement parlé na dafa am yoo xam ne ni vraiment dafa facile trop quoi dafa yomb trop bu ngeen bëggee ñu gëm leen da ngeen ñuy wax lu nit mën a dégg indil ñu ay preuves yu tangible toog rek yow ne Ousmane Sonko moom ma doon jéem a sàkk ñëwoon na ci salon bi daana fi ñëw jël ay nit ku la wax ne fayoo salon borom salon bi est-ce que joxuñu ko xaalis booy boobu gel boobu est-ce que joxuñu ko xaalis pour ne ko wax leen rek tantôt yéen dara du leen arrivé ñu ngi fii dinañ leen taxawu ba xam nga bu leen jaaxal teg leen schéma bi rek ni leen ko waxee leen ko noonu mais ni ngeen raconté histoire bi sax amul bopp amul genn boo ko waxee xale bu am 5 ans danaan la yow li ngay wax nii waxi dox donc ñi ngi xaar le président Ousmane Sonko moom mi nga xam ne bés bu waxee rek wax jeex moom bés bu toogee wax ba pare ku nekk da ngay dajale say bagage jóg dem parce que da ngay xam ne kii du wax waxi toppal yàlla nañu yàlla suturaal ba ñu mën caa yegg suba ak jàmm bu dee Walfadjri bi ñu wax ne invité nañ ko c'est confirmé mu dem fa toog bu toogee rek di ngeen xam ne ñii ay cuune la parce que yi tamit yàgg nañ koo préparer ay coups yoo xam ne demul fenn yàgg nañ koo waxal lu ne jëmul fenn lu ne waxal nañ ko demul fenn kon lii moom góob ma ni Ousmane Sonko dina nelaw googu di nelaw bay dem ci ay salon et puis li bu fekkoon Ousmane Sonko wootewul diine wonewul diine sax mën nañ ko gëm mais ki nga xam ne yow da nga ko bañ ba tuddee ko ay salafis ak ay ibadoog lu ne nga wax ko nga ne dafa bëgg soppi dancing yi sax mu def ko ay jàkk lu ne ñu waxal ko kooku di nga gëm ne moom dana dem ci ay salon te Ousmane Sonko xanaa lu mu ñàkk xam-xam ñi ko war na ñoo muus tuuti danañ ne ko sëñ bi yow da nga war fii espace yooyu man sax du ma fa dem man mi nga xam ne du ma dem ci espace yooyu jombale naa fa sama bopp te xanaa Ousmane Sonko war naa xam professionnel yu nekk ca Ndakaaru ñu mën a yónnee ko nit ci këram mu mën a dem foofu defal ko li mu koy defal mu dem yoonam surtout heure bi ngeen ko wax 22h couvre-feu Ousmane Sonko du violer mukk les règlements jamais mën ngeen ko waxal lu ne ba mu des violer les lois jamais donc ñun wax Ousmane Sonko dong nga ñu intéressé li keneen di wax lijjanti wuñu ko Ousmane Sonko daal bu nee maa def ñu ne moo def même bu fekkee moo def et alors nañu xam ba xam ndaw si moo ko sàkk wala moom moo sàkk ndaw si bu dee loolu am na lu ma biir ba biir mooy ndaw si moo naaw ci kawam moo ko siif maanaam bu viol di am ndaw si moo violé Ousmane Sonko loolu moom biir na bu viol di am ndaw si moo violé Ousmane Sonko te gëm naa ne Ousmane Sonko foofu mosu faa teg tànkam ndax ak li muy woote ci diine ak li muy woote ba doonte am na droit dem fa parce que doomu aadama la bu ko neexee mu dem ci salon de massage loolu c'est pas du délit am na droit dem fa
bu fekkee dafa jàpp ne ñooñu professionnellement ñoo ko mën a fay defal li mu bëgg ñu ngi mel na nga dem ci ñun ñii ñëpp ñiy jaay diine ñëpp di jaay rëy làmmiñ ca Sénégal ñu ci bëri seen jabar yi ay gynécologue yu góor da leen di visite ñu xam ko ñàkk ko xam hôpital yi ay gynécologue yoo xam ne ay góor lañ ñooy visite seen jabar yi wala ay góor jigéen ñoo xam ne médecin yi jigéen ñoo xam ne ñuy visite seen jëkkër yi fu sori. Donc bu ñu sonal ci wax ji li ñuy wax ni amul bopp amul genn Ousmane Sonko c'est un homme intègre bu ngeen koy rëbb da ngeen koy xeex avec la manière démocratiquement mais di fexeel doomu aadama bi bu ci yàlla àndul du sotti politique daal ay coup bas moom boo waxee ñu ne non c'est de bonne guerre c'est pas de bonne guerre c'est pas de bonne guerre la politique en Afrique moo salté moo amul benn valeur politique en Afrique mais boo demee dans les pays occidentaux luñ lay tuumaal day fekk yaa ko def politiquement parlant du kenn du jóg ci en Occident di la wax ne yaa violé te violé woo wala ñu lay fexeel di la boole ay jigéen duñ ko def dañuy bàyyi kay ba nga dox ba daanu ci sa kàmm ñu ne oh yaa ko def mais Sénégal ay coup bas rek fexeel rek bu ñu la mënta xërëm nga dee mënuñ laa liggéey nga tuxu wala nga dugg kaso dinañ la booleeg ay jigéen wala ñu fexe laa dugal ay drogue ci sa oto wala ñu dugal ci ay problèmes yoo xam ne doo xam fu mu jóge donc maa ngi ziar ñëpp di leen baalu àq di ñaan yàlla rek suñu borom niit mbir mi sàmm suñu président Ousmane Sonko aar ko ba lépp lu ko waay di fexeel yàlla na këpp ci sa kaw ba ca gëndala kam parce que itamit nag duñ fi nekk di seetaan ay tekkee di ay walaakaana ay ñàkk jom ñoo xam ne sàcc kese mooy seen métier ak comploter des vrais délinquants di salir la peau des autres nit ki boo koy waxal da nga koy waxal jikkoom mais Sénégal gépp xam nañ ne lii du dëgg Sénégal gépp même ñi nga xam ne ce sont des vrais opposants à Ousmane Sonko sax nee nañ lii moom vraiment c'est trop kenn d'accord ci amul kenn ku ci d'accord ku gëm ne lii mën naa nekk amul parce que Ousmane Sonko moo bindee noonu bu fekkoon dafa am tuuti tappale buñ ko waxee nit ñi mën nañ ci sikki sax mais amul kenn ku ko mën a gëm yàlla nañu yàlla defal jàmm maa ngi leen ziar yéen ñëpp di leen wax les patriotes nañu am patience te nañu déglu kenn kese mooy le président Ousmane Sonko man de moom rek moo ma mën a yeewi moo ma mën a yeew moom rek laay dégluwuma keneen